la semaine ci senactu.net tey jii di imam Cheikh Sall nekk président association des imams et arabisants de Touba ñu fas yéene waxtaanee tey actualité bi mooy wàllu politique parrainage yi jàll na ban gis-gis imam Sall gannaaw bi ñu la nuyoo moo ngay am ci situation bi nga xam ne moom moo am ginnaaw parrainage bi mu amee ba pare. yonent bi alayhi salaatu wassalaam di am mbégte ci toogaat ci jataay bi ñu defal waxtaan boo xam ne pour fàttali jullit ñi la ak yee leen gis-gis bi nga xam ne am nañ ko ci parrainage ak ci tolluwaayu réew mi dafa nekk gis-gis boo xamante ni gis-gis bu jafee la bu métti parce que gis nañ ne bu dee ci côté parrainage moom dara baaxu ci parrainage dara baaxu ci dara jaaru ci yoon moo tax toujours dañuy wax ne parrainage mënoon naa ñàkk parce que situation yi réew mi toll ak difficulté bi ak jafe-jafe yi réew mi toll parrainage moo ko indi su doonutoon ak parrainage bi nëga ni candidat bu ci nekk yaa ngay préparer say battre campagne sa élection waaye gis nañ ne dugg nañ ci guuta goo xam ne réew mi rek moo ci perte xamuñu fu ñu jëm réew mi moo ci perte. mais est-ce que loolu candidat yi xamuñ ko woon parce que loi la aussi loi bu xasee taxaw est-ce que doo conformé wu ci loi bi ba pare nag su ko ne def leneen. candidat yi xamoon nañ ko moo tax boo gisee am na ci ay candidats yu bëri yoo xam ne déposé wuñ te ay chef de parti lañ am na ci sax ay avocats yoo xam ne bañ ca waxee ak ñoom dañ ne ñun lii lañ xamoon tax déposé wuñ loi bi ba muy jàll Assemblée nationale gis nga ne dañ ko forcé ci lii mënoon na ñàkk ndax ñi fi jaar ñëpp kenn indiwu fi parrainage fa ñu jaaroon ba dem élection présidentielle ku gagné dem ci jàmm wax dëgg yàlla mënoon nañ fa jaar muy Abdou Diouf muy Ablaye Wade loi bi ba muy jàll Assemblée nationale dañ leen forcé teg leen doole majorité bi ñoo fa ëpp def lu leen neex mais lu mënoon ñàkk la waaye tey parrainage ku ne xam ne baaxul sax ci réew mi ndax ñaari campagne la def nañ ay tey gaa ñi nga xam ne ñoom la ñu dàq ci conseil constitutionnel def nañ campagne parrainé nañ ñàkk ni seen mooy tey ñu déposé ñu dàq leen ñu wëlbati ko dellu. lan nga jàpp ne mooy solution bi fi mu toll nii am na ñuy wax ne opposition bi dafa waroon boycotter élection yi am ñuy wax ne dañu war a dem élection yow ci sa xalaatu bopp lan mooy solution bi. ñun solution bi ñu jàpp tey mooy xëy na boycott du xalaat waaye suñu demee ndax comme ñi ngi xaar le 20 ñii ngi def ay recours ñii ngi porter plainte CEDEAO di xaar suñu demee ba le 20 bu fekkee dañu valider 5 candidats 6 ou 7 bu sénégalais yi wala candidats yi gisee ne loolu moo gën ci ñoom ñu dem ci élection yi rek def ay coalition bu fekkente ne loolu gënu ci ñoom nag ñu boycotté wax ak président de la république ñu xoolaat beneen solution bu ñu def waaye lii 4 candidats 5 candidats jaaduwul ci Sénégal gi ñu nekk minimum mën nañu am 8 ba 9 jàpp 10 candidats ku ci nekk nag yàlla lu mu la jox nga xam ne loolu la. Imam Cheikh Sall réew mi tamit bu weesoo coow parrainage bi am na coow luubal koppar yoo xam ne mi ngi jëpp moo xam ci côté pouvoir bi la moo xam ci côté opposition bi bu njëkk ba sax pouvoir bi lañ daan tuumaal ci ay wàllu pétrole tey jii ñi ngi tuumaal ku mel ni Ousmane Sonko ci 94 milliards yoo xam ne daf ci am ay commission ngir jàppale woon ñooñu ñu bëri gis ne du loo xam ne méngoo na ak li mu doon woote jafe-jafe yooyu yéen naka ngeen ko jàngate ak lan ngeen ciy woote. liñ ci gis rek mooy ñun Sénégal moo amagul njiitam. Depuis Senghor ba léegi Sénégal amagut njiit bi mu bëgg ba pare ñi nga xam ne ñooy dirigeants yi ñi nga xam ne tey ñoo jiite réew mi ñoom tey kenn ku ci nekk def nga say pexe ba toog ci bopp réew mi waaye motoo njiit fi nga nekk njiit nag dañ koy wax mooy yàlla moo koy tànnal boppam ay critères la yoo xam ne suñu borom moo ko teg ci alxuraanul karim yonent bi alayhi salaatu salaam ñëw teg ko donte dañoo nekk ci pays boo xamante ni bii du pays musulman donte pays laïque la ñuy dund waaye population bi mun nañu di décider di xool ay nit ñi nga xam ne am nañ tuuti ak ragal yàlla am nañ tuuti ay jikko yu baax ñu jiite leen ci suñu réew parce que dénkuñu leen ab dëkk am réew lañ la dénk am réew nag bu la xasee dénk ay milliards la waroo ko foyee boo xoolee luubal alal bañ ko dalee digg léegi dafa bari daanaka ay milliards rek ngay dégg ñu koy rondal alalu réew mi te population boo xamante ni bi tey réew mi ci guuta la nekk réew mi ngi ci jafe-jafe nit ñaa ngi sonn di xiif di mar boo demee ci capitale bi nga xam ne tey moom la ñuy bàkku muy Dakar nga dugg ci quartier périphérique yi ci banlieue bi nit ñaa ngi sonn bu ñu añee du ñu reer amuñu fu ñu dëkk bu mbënn mi ñëwee tasaare seen i kër terre bi ñëw gën a bombardé fépp kon damaa jàpp ne kon loolu yépp sénégalais yi la du ñu cité kenn rek naan moom la boo xoolee kenn ku ñu tànn ne ku set la ci ñoom nekku ci koo ci jël rek mu yoroon poste ministre ba DC rek buñ ko càmbaree rek war naa dem wuy ji kiri yi mu dem wuy ji tribunal
ñii ngi ci kaso bi ñii seen casier judiciaire yàlla xam doy na ñenn ñi liberté provisoire lañ nekk ba ci régime bi fi jugee ak bii ñoo ci yam ñu ci bari ñi liberté provisoire lañ nekk ñii xam nga ña ngay wuyu tribunal dem ak dikk loolu mooy wane ne ñii mutuñu ay njiit. njiit dëkk bi Sénégal war a am ci seen gis-gis ban la njiit la war a doon. njiit bi Sénégal war a am tey yonent bi alayhi salaatu salaam keroog bi mu làqoo Aboubacar donn ko discours am bi mu njëkk a def loolu la ñuy tànnee njiit dane man de gënuma leen maa leen jiite bis ni tey waaye gënuma leen su ma jubalee na ngeen ma topp su ma jengee na ngeen ma jubanti képp ku amoon doole démb jàppal ne tey ku néew doole nga képp ku néewoon doole démb tey jàppal ne ku am doole nga kenn ku ci nekk dinaa la jox li nga xam ne mooy sa àq am ku jóg ne ko boo jubee wala nga juum jaas bi lañ lay jubantee loolu tey njiit buñ fi fal booy def prestation de serment kenn du dégg nga wax ko wala tey programme bi ngay teg saa yoo faloo ba dugg ci palais bi fàtte nga lépp jël nga lépp sànni ko njiit ba ca bokk na ci ragal yàlla ak koo mën di doon même bu dul jullit bi sax na ragal yàlla parce que nag bu dul jullit bi sax gëm na yàlla na am ak ragal yàlla foog li nga xam ne mooy ak doomu aadama yi ndax hadis ba dafay wax ne man iqtataa xaq imri'in muslimin bi yaminihi faqad awjaba allahu lahu naar yonent bi alayhi salaatu salaam nee ne képp ku jiite aw askan ak koo mën di doon ñaar ba ñett ba ñeent ba ci ay millions nga dagg ci kenn ak xam lu toll ni tarfatal ayni nga xam ne tollu ni fepp suuf nee na yow moom saw yaram araamal nañ ko aljanna waaye préparé nañ sa jëmm ak sa yaram yëpp pour sóob ko ci biir safara kon tey ñii nii ñaata doomu aadama la ñu yoreel ak muy ñii ak ñi fi jiitoog ñeneen ak ca Senghor ba tey alalu réew mi koo fal mu sàcc ko alalu réew mi koo ko fal yaa ngi néewal doole askan wi yaa ngi jàpp doole nit ñi di tëj koo jàpp ne sa adversaire nga tëj ko wëlbatiku mu wóor la ne nit ñi ngi sonn ka xiif ngay jël ay milliards di ko investir ci ay caaxaan ñooñu mutuñu ay njiit looloo tax peuple sénégalais wala xool ay nit ñu ragal yàlla ay nit ñu am programme bu baax ay nit ñoo xam ne lu ñu wax danañ ko def ñu jiital leen. lii kon yow jàpp nga ne 7 candidats yi kenn mënu ci jiite Sénégal. bu dee ci 7 candidats yi xëy na lii fi nekk moom baaxut. waaye xam nga réew it mënoo tëb rek changer parce que il faut mandat bi jeex waaye jàpp naa ne bu ñu dee làmb bu yàggee ñu am ndax bu njëkkoon assemblée nationale amuñu fa woon ay député yoo xamante ay arabisants lañ ak ay nitu diine tey léegi am nañ fa ñoo xam ne ay arabisants lañ doonte bariwuñ noonu ñu koy raam ndànk nag la ñuy dem ba bu ñu demoon ba tey ba majorité assemblée nationale. da nga jàpp ne arabisants yi nitu diine yooyu rek ñooy ñu jub ñi. arabisants yi waaw parce que li tax mooy yàlla daa wax ci alxuraan ne ku la gën a ragal yàlla moo la gën. te mooy est-ce que ñooñu yow mën nga firndeel seen ragal yàlla. du ñëpp waaye am na ci ñoo xam ne da ngay xam ne ñii. ñu mel ni kan par exemple. peut-être am na ñu fi jaaru ñu mel ni Mame Mbaye Niang ñooñu ak bëriwuñ moo tax ma lay wax ay ñu mel ni sëñ Mansour Sy Djamil ñooñu ay nitu diine lañ ay arabisants lañ yoo xam ne dañoo gëm islam gëm diine am na loo xam ne duñ ko def waaye bu ñu yàggee ba yàgg rek bu ñu amoon majorité assemblée nationale réew mi dina changer kon population bi il faut ñuy bàyyi xel ci loolu waaye ci nit ñu jiitee matuñu ay njiit ndax lan mooy kenn ku ci nekk bu ñu xoolee sa casier judiciaire setul kenn ku ci nekk bu ñu la xoolee càmbar la yàgg ngaa sàcc alalu réew mi yàgg ngaa def ay ndëngate looloo tax ku ci mat njiit nekku ci. voilà ñu wéy ci invité de la semaine di imam Cheikh Sall imam ñu ñëw ci Touba également ñu ngi waajal élection yi mu mel ni également dëkk bi jamono ji xaw na jaxasoo kenn ku ci nekk daanaka mën nañu wax ne yaa ngi wute foo dóore. comme ni ñu koy waxee kenn ku ci nekk daal daanaka jàpp nañ ne élection Touba moom wutukaayu xaalis la parce que am na ñuy sax wax ñuy tuumaal sax ñu jaay ay parrainage ñu jot fi jaay ay parrainage yu demee noonu xaalis bu weex tàll am na kilifa politique bu ne jënd na ay parrainage ci waa kër Pape Diop donc yooyu yëpp boo ko jàngatee politique ci dëkk bu sell bi di Touba ñu bëri dañ jàpp ne bàyyi woon ko sax tere woon ko sax moo gënoon que ñu continuer di ko def ci anam bii ñu koy defee di tudd dëkk bu mel ni Touba. man li ma gëm mooy xam nga Touba dafa nekk dëkk boo xamante ni bii dëgg la politique ci réew mi la bokk. Touba nekk dëkk boo xamante ni bii électoral bi fi nekk ku ñu wateel bu ñëpp jotee seen i carte da ngay gagné ci kaw bu ñu yoree seen i carte laa wax de normal. kon électoral bu toll noonu kenn du ko sànni ñi fi dëkk ay ci population bi lañ bokk am lu ñu bëgg am lu ñu soxla kon tere ay politique ndax àddina moom ñëpp ay politique. as-siyaasatul islaamiyya tere politique bi du solution. waaw dama ne àddina ku politiqueul amut liir bi mu juddoo ba ñu ngénte ko rek lay commencé politique xam nga réew mi dañoo yàgg ndax sëriñ si ci génnee leen seen loxo ci réew mi génnee leen seen loxo ci politique bi sëñ Cheikh Mbacke yàgg ci dox ànd kook ñoom Baye Niass ànd kook ñoom ñi fi jiitu woon ñooñu lu ne def nañ ko ci Senghor comme ni ñu ko waxee ci assemblée nationale bi sax pour ñu jàllale fi ay loi yoo xamante ni bi lépp dafa jëm ci wàllu religion waaye xëy na jàllut ci politique Touba nag naxaate gi dafay xaw a bari naxaate gi mooy tey
président bii fi nekk moom damay toujours ne xamul réalité Touba nit ñi dañ koo jàppale ba mu falu ay nit di ko nax yi mooy lan keroog bi ñuy inauguré seen tali bi da nga gis koo xam ne daa taxaw daan ne ko dinañ la fal premier tour keroog bi nga ko waxee laa ne moo ne kii di ko wax naan ko dinaa la fal premier tour wala premier tour ngay génn fii la ko wax Ablaye Wade premier tour ngay génn Ablaye Wade daanu na tey ñii nga xam ne ñoo dar Macky Sall nii ñoom ñoo ko doon xeex ci 2012 dañ ne noonu démb nag bu bañee tey ay pexem daa jubul waaye seeni pexe bu juboon tey Macky Sall mii du nekk président de la République kon génn na réew mi bu yàgg Ablaye Wade lañ doon xeexal moom lañ doon jàppale duñu ay APR pur et dur bëgguñu Macky Sall jàppale wuñ ko poosam la ñu soxla loolu nag bu yaakaaree ci ñoom dóor na loxoom ci ak ni xam naa ne fii du fi gagné ñun bokk nañ ci ñi ko faloon 2012 te gis naa ne situation bi comme sensé wut ñun depuis ñu porté suñu combat wane ne carrément li fi nekk dañ koy xeex président Macky Sall du gagné Touba ñun dañoo bokk ci ñu koy xeex parce que ñun dañu xeexoon battre campagne 2012 jàkkaarloo ñii ñu jàppale Ablaye Wade ñu daanu tey ñu ñëw ne ko Macky Sall yow la mu ne ñoom la ñu retiré ñun taxaw fee jàmmarloo ak ñoom référendum ya élection législative lu ci mën di am ñun noo la ñuy wate lu ci mën di am dañuy contre pour wane ne du ngeen gagné parce que yéen du ngeen ay APR bëggu leen Macky Sall xaalisam ngeen bëgg ci dëkk bi nag temps yi ministre bu ni ñu ngi la fi yebal DG bu ni ñu ngi fiy ñëw bu ñu ñëwee fii nag xam nga lan la ñuy def topp ci ay nit di leen ger di am ay image u sëriñ di ko wan Macky Sall naan ko maa ngi lay liggéeyal Touba di nga gagné bari na ci dëkk bi te kenn ku ci nekk ñooñu xam naa la am na ci ay DG yoo xam ne fa ñu dëkk ca Dakar ca Géejawaay mënuñu fa dara amuñu fa doole am fa problème Alioune Sall nga fa ak ñeneen ak ñeneen ñu xam ne foofu perte nañ ko ñu ñëw Touba di am ay image yi sëriñ ay mairie bale yi ñu photo ak ñoom di dem di ko wan Macky Sall naan ko maa ngi lay liggéeyal maa ngi koy wax ne bàyyil ba ñu àgg le 24 février danañ xam ne dara liggéeyuñ ko Macky Sall dañ ko doon nax tey ku koy liggéeyal président da ngay dem ca gax ba nga dëkk base dafa am solo mais fii du seen base dëkkuñu fi ñoo fi dëkk xam réalité Touba boo ñëwee Touba nag ànd ak mais yéen aussi yéen a fii xam réalité mais mosu leen fee gagné yéen lan ngeen mos a gagné exactement dama ne 2012 li ñu am fii kay am na solo 2012 mais gagné wu leen waaw même bu ñu gagné wu tam bokk na ci li tax ñu gagné maanaam ndax li yóbbu Macky Sall ci palais ba électoral Touba ci la bokk waaye ñëw xam nga ne référendum ak élection législative xam nga ne fii moom perte dëgg lañ fi def loolu nag suñu loxo daa nekk ci biir ñun arabisants yi te nit ñuy watee lenn la fépp fu daara nekk fu école nekk danañ bind suñu discours ak suñu xutba jox leen ko ne na jàll képp ku fa jaar ne day campagne na ngeen wax ak nit ñi ci loolu du ñu watee li tey du ñu watee ëllëg boycott la ñuy def jàmmaarloo ak ñii parce que nag dañuy nax Macky Sall ger bi ñuy def nag yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafay wax ne kullu laamin nabata bi shonti fan naaru awla bihi nee na bépp lu mu deret boo xam ne dafa lekk ger ci lu toll ni fépp suuf bala lu ko gën a tuuti jàppal ne jëmm jooju safara moo gën a yee ci jëmmam jooju muy dem aljanna te saa yoo nangoo ger boobu ba di ko lekk rek nee na yu seetu taaxaat ger bi ngay lekk di ko nangu jàppal ne loo jaamu woon yàlla màbb na ko tey ñi ngi dugg dëkk bi comme ni ma la ko waxee ku ne ñu fekk la fa nga ne di la ger ay nit di ngemb ay nit di wane ay image pour nax Macky Sall du jàll tey du jàll ëllëg parce que ñun loolu la ñuy combat te ñaareel ba riba boobu ñu lekk nag yonent bi alayhi salaatu salaam moo wax ne benn dërëmu njaalo benn dërëmu riba boo xam ne ni lekk nga ko moo gën a garaaw fanweeri njaalo ak ñett ci l'islam riba mu yëfu askan woowu. dernière question Imam Sall mooy situation Touba quand même gis nañ ne jamono ji université lancé nañ ko aussi voté nañ budget bu bees muy budget boo xam ne dem nañ ci 4 milliards gis nañ ne sëriñ bi chantier bi yitteel na ko aussi lancé na pour mu démarrer bañ a taxaw waaye commencé gul aussi yéen loolu yëpp naka ngeen ko jàngatee. waaw bu dee ci côté université bi fii dañuy rafetlu Sëriñ Tuubaa dafa waxoon waccaxlu dax ban maskana taallumi wa mawdi al fikrati wa tafahumi dama ñaan yàlla dëkk bi mu nekk dëkku xam-xam dëkku université lu waaye di sàkku ci wàllu xam-xam ci àddina boo ñëwee Tuubaa fekk ko fi kon luy jëmmal daara yi rek dañ ciy bëgg ndax nag benn am na daara yu fi nekk yoo xam depuis 20 ans 30 ans 40 ans ay nit di fa mokkale alxuraan di bindi kaamil di jàng arab ba am seen bac di jàng am xam-xam dañuy sàkku itam nag ñu renforcer leen doole leen parce que nag ñi ngi doon joxe ay résultats bu dee ci côté budget bi ci Touba Touba nag moom damay wax ne sentiruñ seen bopp ci ay affaire mairie communauté rurale Touba sentiruñ seen bopp ndax boo duggee ci dëkk bi mi ngi nii dafa fees dell ak mbalit li fi maire yi war a defar wala li fi communauté rurale wala defar damay jàpp ni bu doon 10 la benn lañ ci def kon nañu yokk seen i jéego ñoom parce que nag Touba deuxième capitale wala deuxième ville du Sénégal mel nii mu mel képp ku xam wax dëgg yàlla boo jàkkaarloog dëkk bi doo kontaan
kon dañuy gis rek ne dëgg la ñu ngi watee budget mais lañ ko war a liggéeyee duñ ko ni liggéeyee Touba ci ay jafe-jafe Touba ci ay coono Touba ci gis nga ko ci màggal gi lépp ay jafe-jafe la yoo xam ne ni wax dëgg yàlla am jàmbat nañ ko kon damay jàpp ne duggagul ci dëkk bi. leneen ci toppaat mooy ci wàllu élection yu jëm nag sëñ Touba dafa wax ci Masaalikul Jinaan ne képp koo xam ne dangaa jël saw carte nga génnee ko dem wateel ko nit mu toog ci bopp réew mi nee na ëllëgi si biir moo xam daa sàcc alalu réew mi moo xam dafa tëj ay nit moo xam dafa rey ay nit moo xam njombe wu mu def ci réew mi bàkkaar boobu yéen a koy bokk. moo tax sëñ Touba ne balaa ngaa sànni aw carte càmbar ko ci jikkoom ci bëgg réewam ci mooy kan ci programme am wóolu ko doo ko koo jox parce que jàppal ne ki nga fal lu ko nit ñi jàmbat ci réew mi ak bakkaar bu mu mën di def ci réew mi yéen a koy bokk mu ne wa man ahaana man qad iktasab ilman wa ma talab li xayri dunia fa innahu zarako fii ma jana ka baahi cheyfi li si kamuna da ngaa mel ni jënd jaasi rek fekk ay agresseur nga jox leen ko ne leen rey leen nit ñi beneen bi mu wax daa ne foofu mu saarikun lahu fi durri ka man yabihu sayfa ahalal makri da nga jënd ay ngànnaay jënd ay arme jox ko ay agresseur ne leen attaqué leen dëkk bi rey leen moo tax mu ne bala ngaa dugal saw carte ci nit ki xoola mooy kan kon fi ñu toll tey 7 ans yi jafe-jafe yi ñu dund cooye yi ñu dund ak sénégalais yi situation yi ñu dund balaa ñoo jëlaat seen carte di ko woteel kenn nañ ko xoolaat ndax lañ ñu waxoon gis nañ ne dara lañ ci defut te yonent bi nee na alayhi salaatu salaam ku gis dëgg noppi ci saytaane nga boo xam ne dangaa muuma saakitul xaqi seytaanul axras kon réew mi du ñu nangu ñu delloowaat ci buumu njaam te ca la ñu fas yéene delloowaat te arabisants yi danañ ko battre campagne imam yi nekk Touba danañ battre campagne sëriñ daara yi danañ battre campagne yee askan wi ne leen seen i carte na ngeen ko téye ba mu dëgër danañ xool ku baax ci réew mi ñu jox ko waaye du lii ñu nekk. dernière question Imam Sall mooy situation Touba quand même gis nañ ne jamono ji université lancé nañ ko aussi voté nañ budget bu bees muy budget boo xam ne dem nañ ci 4 milliards. gis nañ ne sëriñ bi chantier bi yitteel na ko aussi lancé na pour mu démarrer bañ a taxaw waaye commencé gul aussi yéen loolu yëpp naka ngeen ko jàngatee. waaw bu dee ci côté université bi fii dañuy rafetlu Sëriñ Tuubaa dafa waxoon waccaxalu dax ban maskana taallumi wa mawdi al fikrati wa tafahumi dama ñaan yàlla dëkk bi mu nekk dëkku xam-xam dëkku université lu waaye di sàkk ci wàllu xam-xam ci àddina boo ñëwee Tuubaa fekk ko fi kon luy jëmmal daara yi rek dañ ciy bëgg ndax nag benn am na daara yu fi nekk yoo xam depuis 20 ans 30 ans 40 ans ay nit di fa mokkale alxuraan di bindi kaamil di jàng arab ba am seen bag di jàng am xam-xam dañuy sàkku itam nag ñu renforcer leen dooleel leen parce que nag ñi ngi doon joxe ay résultats bu dee ci côté budget bi ci Touba Touba nag moom damay wax ne sentiruñ seen bopp ci ay affaire mairie communauté rurale Touba sentiruñ seen bopp ndax boo duggee ci dëkk bi mi ngi nii dafa fees dell ak mbalit li fi maire yi war a defar wala li fi communauté rurale wala defar damay jàpp ni bu doon 10 la benn lañ ci def kon nañu yokk seen i jéego ñoom parce que nag Touba deuxième capitale wala deuxième ville du Sénégal mel nii mu mel képp ku xam wax dëgg yàlla boo jàkkaarloog dëkk bi doo kontaan kon dañuy gis rek ne dëgg la ñu ngi watee budget mais lañ ko war a liggéeyee duñ ko ni liggéeyee Touba ci ay jafe-jafe Touba ci ay coono Touba ci gis nga ko ci màggal gi lépp ay jafe-jafe la yoo xam ne ni wax dëgg yàlla am jàmbat nañ ko kon damay jàpp ne duggagul ci dëkk bi. leneen ci toppaat mooy ci wàllu élection yu jëm nag sëñ Touba dafa wax ci Masaalikul Jinaan ne képp koo xam ne dangaa jël saw carte nga génnee ko dem wateel ko nit mu toog ci bopp réew mi nee na ëllëgi si biir moo xam daa sàcc alalu réew mi moo xam dafa tëj ay nit moo xam dafa rey ay nit moo xam njombe wu mu def ci réew mi bàkkaar boobu yéen a koy bokk moo tax sëñ Touba ne balaa ngaa sànni aw carte càmbar ko ci jikkoom ci bëgg réewam ci mooy kan ci programme am wóolu ko doo ko koo jox parce que jàppal ne ki nga fal lu ko nit ñi jàmbat ci réew mi ak bakkaar bu mu mën di def ci réew mi yéen a koy bokk mu ne wa man ahaana man qad iktasab ilman wa ma talab li xayri dunia fa innahu zarako fii ma jana ka baahi cheyfi li si kamuna da ngaa mel ni jënd jaasi rek fekk ay agresseur nga jox leen ko ne leen rey leen nit ñi beneen bi mu wax daa ne foofu mu saarikun lahu fi durri ka man yabihu sayfa ahalal makri da nga jënd ay ngànnaay jënd ay arme jox ko ay agresseur ne leen attaqué leen dëkk bi rey leen moo tax mu ne bala ngaa dugal saw carte ci nit ki xoola mooy kan kon fi ñu toll tey 7 ans yi jafe-jafe yi ñu dund cooye yi ñu dund ak sénégalais yi situation yi ñu dund balaa ñoo jëlaat seen carte di ko woteel kenn nañ ko xoolaat ndax lañ ñu waxoon gis nañ ne dara lañ ci defut te yonent bi nee na alayhi salaatu salaam ku gis dëgg noppi ci saytaane nga boo xam ne dangaa muuma saakitul xaqi seytaanul axras kon réew mi du ñu nangu ñu delloowaat ci buumu njaam te ca la ñu fas yéene delloowaat te arabisants yi danañ ko battre campagne imam yi nekk Touba danañ battre campagne sëriñ daara yi danañ battre campagne yee askan wi ne leen seen i carte na ngeen ko téye ba mu dëgër danañ xool ku baax ci réew mi ñu jox ko waaye du lii ñu nekk
jërëjëf mu nekkoon invité de la semaine imam Cheikh Sall di président association des imams et arabisants de Touba ñu leen jox daje beneen yoon ci beneen émission asalaamaaleykum.